soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane. ndaje bi ñu dajale tey ci ndigalu maire ànd ci ak conseil municipal bi mu tegoon liggéey bi yëpp ci loxo Serigne Sidi Cheikhouna ñu ànd ci ak moom ak chef de bureau bi yore affaire hippomobile ñu yaatal waxtaan wi également wax ci ak tous les acteurs ba mu jur tey lancement bi ñu war a lancer pour charrette yi daw biir Touba commencer am plaque donc tey loolu moo ñu fi dajale. lancement bi lancé nañ ko tey dina dem nag ba le 30 juin fii ba le 30 juin commune bi Touba Mosquée dafa subventionné plaque yi ku bëgg ci plaque yooyu 1000 francs ngay participer la ca des commune bi moo koy fay bu ñu weesoo le 30 juin à partir du 1er juillet plaque yi dafay devenir obligatoire et aucune dérogation n'est permise loolu dama bëgg mu leer donc bu ñëwee ba fanweeri fan ci weeru juin ci la délai bi yem subvention également fa lay yem bu ñu duggee le 1er juillet ku ko bëggaat du ma sax ku ko bëggaat parce que obligation lay nekk léegi képp kuy dawal charrette ci dëkk bi obligatoirement da nga war a am plaque te su boobaa njëg yi nga ko war a jëndee normal nga koy jëndee ndax subvention bi jeex na à partir également du 1er juillet police ak gendarmerie dinañu immobiliser bépp charrette bi daw ci tali bi fii ci Touba ci dëkk bi te amuloo plaque loolu aussi dañu bëgg mu leer ndax période bi ñu mayee 2 mois et quelques dañu bëgg nit ñi mettre à profit loolu période boobu pour formaliser wu dem uti ay plaque ñun nag baaxoo nañ Sénégal da nga naan comme am naa 2 mois fii 2 mois garaaw heure bu 2 mois jeex ma doog koo lijjanti ji mais bu 2 mois yi jeexee le cachet devient obligatoire maanaam am takk plaque sa charrette devient obligatoire te yi tamit boo koy jënd njëg gi nga koy jëndee mooy njëg gi nga ko normal gi subvention bi dafay jeex. les acteurs directs ñi nga xam ne bii ñoom ñoo jiite association yi ñoom ñëpp ñu ngi fi toog ñu ci fédération ñoom ñu ngi fi toog bedduñu ci kenn ñoom ñëpp ils sont d'égale dignité jël nañ fi kàddu waxtaan nañu ak ñoom dégg nañ leen li fi jot tënku na ci waxtaan mooy ñoom ñëpp tous les acteurs ñi participé ci réunion bi rafetlu nañu tey liggéey bi ñu war a sumb te ñoom ñëpp ku nekk joxe ci engagement xam ne liggéey boobu defaloo ko kenn ku nekk sa bopp nga koy defaral te njariñu dëkk bi dong tax ñu teg ko gannaaw bañ ci amee ndigalu kilifa yi tàmbali ko sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér mais teg ko ci également loi yi ak charte yi dox ci réew mi muy loi ak règlement yi ndax lii ñu war a doxal dafa tënku ci benn arrêté interministériel boo xam ne bii dañ ko war a appliquer dale ko ci charrette yëpp dañu war am plaque ci tënk rek ma jukki ci charrette bi dañu war am plaque ba kii dawal charrette bi également dafa am âge minimum bu nga xam ne war na ko am donc lépp jëm ci également ci responsabilité plaque yi jubluwaay bi mooy identifier charrette yi xam ñen ñoo koy dawal mu am pàcc bu am solo nag ci wàllu sécurité ndax tey nangam am na charrette yu bëree ñu ëpp ci yéen ñu ngi liggéey teg ko ci yoon teg ko ci charte nekk ay borom kër wàcc liggéey jaamu yàlla lañu xam mais am na ñoo xam ne bii ci leneen lañ nekk dañuy xaar ba ñëpp tëdd ñu jël seen charrette di ci def naka sulul noonu wala it ñu jël seen charrette bi ci gum dana kàmm heure bu ñu amee occasion def ci safaan loolu nag li koy xeex mooy ñëpp am plaque d'identification pour ne pas dire plaque d'immatriculation bu ko defee registre bi ñu def ko ci benn fichier mu nekk biir maire yi ñu xam kan moo moom fas wi ak kan moo koy dawal
xam ne tey bu ci jéyee amee yàlla tere ñu mën a xam responsabilité kan moo ci engagé wu parce que lu amul lu responsabilité kenn engagé wul moom daanaka lay nuru pagaille wala anarchie donc loolu déjà dafay revaloriser métier mi nga xam ne bii yéen a ko yaru ñu ànd ci ak yéen di ci liggéey ci wàllu commune su ko defee liggéeyu police mën na wàññeeku ci anam yu bëri bu ñu xamee charrette ñi ko moom ak ñi koy dawal ñooy def safan xëy na su boobaa dinañu moytu wala ñu ut beneen pexe buñ jógee également ci loolu dinañu fexe li nga xam ne bi mooy seen bëgg-bëgg également ci wàllu besoin ñu koy yëg di ko xam mais day fekk également li nga xam ne bi tënku ci wàllu taxe yi nga warloo ak commune bi également ngeen koy fay xam ne loolu devoir citoyen la ndax service yi ñuy rendre à la communauté ci communauté bi dañ koy jëlee delloo ko ci communauté bi su ko defee charrette yi di fay taxe normale cocher yi également am âge bi ñu war am pour mën a dawal buñ ko sànkoo noonu léegi nag yërmande doo ko mën a am mais yërmande moom ci loo war a texte ba war a taxawal nga ne nañ ci doxal yërmande amaana say résultat doo ko gaaw atteindre parce que ñun ñoo bindoo noonu suñu sociologie moo bindoo noonu waaw nous serons très humains sans être laxistes ferme sans être tyrannique nañ ci ànd ak yërmande mais toujours ñu am point de mire les textes les lois et les règlements waaw parce que police aussi mënoo leen lay sant liggéey. sant ko gendarmerie te ñoxor njaay gu nekk nga woo ko ne kooku de bàyyi leen ko waaw loolu it dafay am day gàllankoor dina am moment wax ne bii dañuy ni bàyyi nag ñoom ñu doxal. waaw parce que mënuñu aussi nit ki nga sant ko liggéey ba pare ne ko lii texte la nii dama bëgg ñu appliquer ko ci Touba chaque 2 minutes nga woo ko ne ko kooku ngeen téye bàyyi leen ko mu dem boo leen ko defee ñaari yoon 3 yoon du ñu sawar. loolu mu doon ko. te loolu wax dëgg yàlla bu fekkee commune bi moom du ñu engagé ci dynamique boobu ñoom la ñu bàyyi ñuy apprécier parce que ñoom aussi yàlla may na leen ñu xàmmee ràññee. li ñu war a mën a tolérer ak li ñu war a mënta tolérer ñu bàyyi leen libre arbitre ñu xool appliquer la loi may inviter les uns et les autres également bu ñu fi jógee tout de suite bu kenn jàpp ne mën naa am ñaari weer avant may am plaque ku nekk na nga jàpp ne délai bi suba lay jeex wala tey ci ngoon lay jeex donc naa fexe am plaque ñu moytu également kenn di jëndal keneen pour plaque keneen parce que ñun Sénégalais xam nañu suñu mbir moom mën nga ne non man daal saa waay bind ma ci sa tur rek. garaawul quoi man garaawul may jarul may joxe sama carte d'identité wala ma carte d'identité yow daal bind ma rek melal ne fas yu yaa ko moom bind ma rek garaawul loolu lu garaaw a ngi noonu nag parce que conséquences yi mu mën a entraîner conséquences civiles yi ak pénales yu garaaw a garaaw parce que ëllëg ku ko ci def gàddul nit bind turu fasam ci sa tur parce que nee na la mënumaa dem wala maa ngi yow benn lañ wala sama xarit nga ëllëg lu ci am ci conséquence civile wala conséquence pénale yaa koy gàddu loolu aussi il faut que ça soit très clair parce que ñun dañoo tàmm yóbbante wala non garaawul kii mën na ma koo gérer ku ko ci def ëllëg gàddul nit fasam bind ko ci sa turu bopp wala ab jockey bind turu boppam ci ñu maa yore fas yu nangam te moomu ko yoru ko ëllëg ku ci def dégâts police wala gendarmerie kooku lay teg loxo mi ngi mën ne rek nga jël puce dem ubbi ko ci turu nit wala nga abonné ko nit ba pare may ko mu def ci dégâts loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nga gis ku fàtte bagage am ci charrette mais du xàmmee borom charrette bi naan non mbubb mu xonq rek la sol wala xale bu góor bu diggu doomu la kooku kenn mënu ci identifier kenn mais tey booy yab say bagage ci charrette bu la neexee nga jël plaque bi mu gis la wala mu ñàkk la gis mën nga ko jël man il m'arrive des fois may jël taxi mais avant may jël taxi jël naa numéro taxi bi ba pare te mu xamul ne man jël naa ko loolu tey dina permettre tey soo ko fàttee bagage man cee jot su la defee ayib également man ci jot man gis naa ci jamonoy Covid bi ñu joxe ceeb
ku yàpp ceeb ci charrette bi daw yàpp charrette bi ceeb bi ba pare mu am lu mu doon wax charrette bi daw bu fekkoon ne moom amoon na plagu charrette bi da koy jox police wala gendarmerie toog. le 1er juillet bi ñu jëm incha allah ci kàttanu suñu borom ku dawal charrette ci tali bi te amoo plaque police wala gendarmerie dañ lay immobiliser tey su boobaa également plaque bi dañ ko jël bala ngay bouger te dañ ko jënd ci njëg yi ñu ko war a jëndee. de manière générale dans l'absolu charrette yi ñuy identifier mooy charrette yi dëkk biir Touba di liggéey biir Touba maintenant ñooñu fiy ñëw ku fi ñëw war fi nekk saisonnier war fi toog durant 3 mois pour nawet da nga am obligation souscrire comme résident bien que temporaire nga mais résident nga doon parce que war nga fi def mat 2 à 3 mois da ngay am plaque. xëy na dinañu réfléchir ci benn formule boo xam ne bi plagu résident ngay am plagu saisonnier ngay am bu xaw a wuteeg plagu résident permanent yi. maintenant ñi nga xam ne dañuy ñëw nag pour liggéey si ci màggal période màggal ñooñu bu ñu ñëwee taxe la ñuy fay boo xam ne bi conseil municipal bi moo koy voté ñu jox ko trésor ànd ak équipe sur le terrain di ko prélever mais jàpp nañ ne période màggal li fi nekk ci force de sécurité ci dëkk bi nekk diggante police ak gendarmerie ñi nekk en tenue ak ñi nekk en civil diggante boobu ku fi def njombe dinañ ñu mën a jàpp mais loolu moom parce que période bu gàtt la presque sur 10 jours la te li fi nekk ci force de défense et de sécurité ci diggante boobu jàpp nañ ne nit mënu fay def njomme génne noonu dëkk bi mais ñooñu taxe lañ leen di fayloo taxe bi également mën nañ imaginer que kuy ñu également di fay taxe ñu mën la identifier mais li gën a soxal projet bi daal mooy résident permanent yi dëkk Touba ndax en général nit mën na jëlee ab charrette am ca Dakar wala nekk Dakar def fa njombe ba xajatu fa mën naa daw làqatu ci Touba yor fi charrette xëy na fii moo ëpp clémence mais bu fekkente ni dañ ko rendre obligatoire ku nekk bala ngay tegu ci tali bi wala ngay jàdd ci ruq wala ngay daw mbedd suuf fu ñu la jàppee amuloo ko ñu immobiliser la teg la ay daan quoi que ñëpp dinañ ci souscrire loolu daal mooy mesure bi donc de manière dans l'absolu li tax a jóg mesure bi mooy les résidents. soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane.